Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf département bu Amérique gëstu bu mu def jëmee ko ci doomu aadama yi ñuy jëfandikoo ci lu doonul seen coobare di traite des personnes l'observateur nee nañu li ñu ci gisal réewum Sénégal dara ci rafetul ubbil yéenekaay bi rapport ba nee na trafic sexuel gu rëy moo am ci diggante Sénégal ak Guinée-Bissau te li ko tax a am doole loxob diplomate yi génnuñu ci gis nañu li ñu naan tourisme sexuel ci diggante Ndar Ndakaaru ak Ziguinchor gëstu bu département d'état bu Amérique bi wax na ne bari na ay tubaab yuy bàyyeekoo Europe di wàcc Ndakaaru Ndar wala Ziguinchor te dara yóbbu leen fa lu dul tourisme sexuel xale yi ñuy badd ci mbedd mi ñuy tambang-tambangi guddeeg bëccëg di yelwaan ci lu dul seen coobare rapport ba wax na ci ba wax ne gone yooyee ñuy forcé ñuy yelwaan ñoo ngi toll ci téeméeri junniy xale ci réew mi benn xale bu rey moroomam moom la journal Tribune xëye nee na ñu jëyee ji mi ngi amee ci lycée des Parcelles Assainies ab élève wu troisième moom la fa benn moroomu élève am dóor móol ba mu jaara ca faatu lépp nag ci ni ñu ko Tribune nettalee mi ngi tukkee ci max interclasse bu ñu fa doon def la si ne kay nañu élève bi ñu dóor móol mu faatu mi ngi nii Cheikh Bamba Ndiaye la tudd journal L'As gis ne fitna ji mi ngi bëgg a sëxin ci lycée bu Parcelles Assainies ndax am na fa ñaari xale yu jigéen yu doon xeex ndax góor ba benn xale bu jigéen ba jël paaka jam ko morom ma fitna ak désordre ak jëfi ñaawteef yi am ci réew mi Vox Populi nee nañu général Moussa Fall taxaw na temm ci bay ci waaram ngir mu jóge fi Moussa Fall di général bi ñu takkal bu yàggul grade bu haut commandant de la gendarmerie nationale démb ci la ñu ko jébbal lengey ngir mu doxal waaye teel naa wax fa mu jëm général Moussa Fall nee na fu ordre républicain amul sécurité ak liberté mënu fa am libération nañu moom général Moussa Fall ba muy wax démb wax na ne dogu na ci waggar ci lu mu mën ci intérêt Sénégal les économies yamu ca avertise na délinquant yi avertise wëyu yi ak ñiy dox ci njubadi sàkku it ci gendarme bu nekk foo mën di toll na ngay respecté doomu aadama bi respecté ay droit am respecté yi dignité am Le Quotidien bind ne moom njiital gendarmerie ginnaaw bi ñu ko installé démb monté na garde xaat fitna ju réy ji ñuy nimmiku ci dëkki taax yi dëkki kaw yi mbirum cybercriminalité càccum jur gi ak ñiy dugg ci àll bi di gor garab yi yóbbu ci lu ñu tegul ci yoon di coupe illicite de bois yi bokk na ci mu fas yéene jëmbat yi te xam le na it ay section recherche yu ñuy war a taxawal ca Kees ca Tamba ca Ziguinchor ak ca Kaolack njiital gendarmerie nationale ba tey ci xët mu njëkk Soleil national waxi démbam ji ordre du jour numéro 1 la ko yéenekaay bi tudde ba dolli ñu ci ne bëgg-bëggu général Moussa Fall moo di fii ak 2025 gendarme yi ci réew mi seenub lim dem ba mat ñaar fukki junniy gendarme nee na ci li ñu naan retenue ak discipline militaire bëgg na képp ku dib gendarme nga di ci dox nañu bàyyi gendarme yi dox dem ci la témoigner ngir wax ci magistrat yi ubbil yéenekaay bi malaise di ñëgg-ñëggi xol gi magistrat yi di dund la ñu xëy di leeralal ana li ko sooxe wax nañu ci xët mu njëkk ñaar benn moo di loxob nguur gi ne lëjj ci dossier judiciaire yu bari ñaareel bi di réforme bu yees bi fi indi ak loo mate ci retraite gi loi bi ñeel futur code électoral bi source mi ngi ñuy wax li ci Macky Sall yi daw bay bëgg a daanu ngir war koo promulguer laata ñaar fukki fan ak ñett ci weeru sulet 2021 moo di bu weesoo àpp boobe te promulguer wu ko dafay teggi waxi CEDEAO yi Sud Quotidien nañu wax ji kay moo di moom Macky Sall fan la mën a jaar ak it nan la mën a def ba élection locale yi ñu jëm ñu amal ko ci àpp bi ñu ko jàpp te coow di jëpp anki dina kay bind nañ ñi fare ci opposition bi ñoo ngi ci ay mathématiques yu rëy dina saka nocc te coow jibul lépp rek ngir bëgg a fexe ba taxawal ab liste unique ci élection locale yi ci jamono ji nga xam ne Khalifa Ababacar Sall fexe na ba waa Front Résistance Nationale jox ko bopp kii di Ousmane Sonko moom it fexe na ba tëyee M2D te ñoom ñaari kilifa yooyee am na ci ñenn ñu leen jege ñu xamal enquête dina kay na ñoo ngi waxtaan ngir seet nu ñu mën a taxawale ab liste commune ci locale yi bande de filao ba ca Géejawaay suuf sa fa nekk libération nee nañu waa impôt ak waa cadastre danañu ko jeexal ñoo ngay saax-saaxee suuf sa di ko caxat-caxatee di ca ndaataata lax lu ñu mën yëral xët mu njëkku yéenekaay bi coopérative bu agent yu cadastre yi dagg nañu fa juróomi hectare jël te loole ñoo ngi ko def depuis ñaar fukki fan ci weeru mai 2021 nga xam ne booba site ba sax kenn déclassé gu ko woon syndicat yu impôt yi ñëw ne leen du ngeen ñu ko dàq ñoom it dem ca Wakhinane Nimzatt jël fa ñeenti hectare dem ca Golf jël fa ñeenti hectare dem Gàddaay jël fa juróom-benni hectare wolof ci gàttal Seydou salaamaaleykum. waaleykum salaam Babacar Fall mbokk yu jàngeen jëf dal leen jàmm bismillah ci xibaar yi la ci gën a fas brèche wala bël ba ca Saint-Louis nag ñu war a tàmbaliwaat liggéey bi lu yàggul dara marché bi nag dañ ko daal di jox ab entreprise bu réewum Belge waaye nag ba tey xamaguñu ñaata la wax a jël ci koppar ay kuréel yu boole ay artisan ñoom ñu daal di wane seen i mer ni kii démb nag ñu bëgg ñu daal di leen jox seen i wàll ci koppar yi ñu jagleel lii di mbas mi di fonds force Covid 19 ministère bu artisan nag di dalal seen xel yi ne. fii ak ay bés ñu teg mën dina leen fay li ñu moom fukki million di ay passage wala ay voyageurs fii ak 2035 li mooy mbébétu aéroport Blaise Diagne ay BD nag fas yéene sukkandiku ci agence sénégalaise bu jëngu ci wàllu promotion touristique ñu nag bëgg daal ba Sénégal doon jëmukaay ci wàllu woowee ñaareelu pàcc xibaar tàggat yaram yéene kay ci technique bi Abdou Thiam Yacine Pem mën ak ci digital bi salaamaaleykum. Seydou Nourou Ba.
dañ koy tàmbaleek Richard Toll foofee nag ay cantines yu bëri ñoom ñoo daal di lakk lii nag mooy bilan boo xam ne moo am ca marché bu Richard Toll ba nag tey xamaguñu li waxal boobule lakk daal di am ñu nag jaaxle lool ñoom ñii di ay jaaykat nag bëgg kilifa yi taxawu leen ndax yàggul tabaski daal di yegg si Mamadou Diagne ci ay leeral. booy dugg ci marché central bu Richard Toll xetu saxaar si moo lay teertu ci bërëb bilee cantine ak taabal lépp daal di lakk ba jeexal loolee tax ba commerçant yi topp guddi gi ngir ñëw xool lakk-lakk bilee kanam gi daal di yërëmtalu ay si nekk jaaykati tissu ci marché bu Richard Toll la moom mi la sax mi nga xam ne ni ñàkk na marchandise am yëpp ci lakk gilee man daal ay mël fa laa fi jaay ay robe ak ay dàll ay yére daal maanaam da laay jaay yëpp moom lakk na ba jeex ah dëgg yaa mun ma kaa xayma de xam ndax dafa bare ndaxte dañuy jënd marchandise rek di tegale dañuy jënd marchandise waaye bare na gis des tam am ñi nga xam dañuy jaay suukar ñii di jaay warga ñii di jaay ceeb ñii di jaay lu ne yëpp daal loo yaakaar rek doolin loo yaakaar rek nit dina ko jëfandikoo mi ngi foofu mu nekk lakk goo xam ni kenn ñàkku si bakkanam waaye dégâts ya fokk nat weesu naka buñ sukkandikoo si Iba Mbodj Mbaar mu jaaxle moom mili mi ngi sàkku ndimbal si autorité locale yi lu ngeen nu mën dimbalee nag ak fu sunu baat yeggul bu fu seen baat yeggee ngeen jooyal nu xanaa ñu jàppale ñu war nañu mën jàpp si boor bu ne gannaaw nun ñoo leen fi teg te nun ñoo di seeni patron ñoom ñooy suñuy surga ñoom ñoo ñuy doxal ñoo ñuy waxal kon nun tey amuñu dara lu ñu wax lu dul croiser suñuy loxo te déglu leen rek. lii nekk ab doléance boo xam ne autorité locale yi ñi nga xam ne daañu xar seen tànk tubéy ba saafara ka waaye nag laataa loolu ab police ubbi na si ab l'enquête ngir xam lan moo indi lakk-lakk gi lee Mamadou Diagne fii si Richard Toll ngir rajo Futur Média. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. bokk nañ ci ñoo xam ne jotaguñu seeni wàll ci koppar njagle lii di mbas mi di nag ay artisan ni ki nag démb ña nga woon di amal seeni doxub ñaxtu ngir laaj ñu jox leen li ñu moom di nag daal loo xam ne dañ leen a soxal loolu ñu tam bëgg ñu daal di leen recaser gannaaw bañ leen jële ci ay bërëb yu bëree bëri demoon na fekkee seen doxub ñaxtu boobee Mouhamed Diop. muy mécanicien tailleur bijoutier menuisier ñoom ñëpp ñoo joxante woon rendez-vous ca place de la nation ñoom ñëpp nag yore ay doléances yu bare bari bokk na ci ñu fay leen seen xaalis bi ñu leen amel ci fonds force Covid-19 Cheikh Fall chargé de l'organisation bu REVAS du réseau des vrais artisans de l'automobile la. tey li ci problème mooy ci Covid-19 bi président dafa génne woon 30 milliards 5 milliards rek moo jotaguñ moo ñëwagum si ñun mu des 25 milliards yoo xam ne war na ñëw ci artisan yi mooy artisan bu ne war na am 150 000 francs boobu léegi jotaguñ ko. deuxième chose mooy dañu bëgg site de recasement parce que gis ngeen temps yëpp ñu ngi dëgër biir artisan yi. artisan yi bokk ci kuréel gi ñu dippee cadre des organisations professionnelles artisanales du Sénégal di COPAS sàkku tamit état bi gëstu leen ci commande publique bi. président mi ngi ne war nañu mën a jël ay tenues yi nga xam ne mooy dem ci école yi pour ñu mën ko ñëw te artisan yi dañu bëgg ñoom ñu jox ñu ko ñun ñu ñëwal ko suñu bopp artisan yi Sénégal yi gox bu nekk rek tailleur ya fa ne ñu mën leen ko jox loolu mooy. Simon Kouka artiste rappeur teewal fii concept bi ñu woowee solo fii mu ngi saxal bu baax a baax consommer local sàkku nag ci Sénégalais yi moom Simon Kouka ñu fulaal bu baax a baax lépp li ñuy defaree fii. loolu la ñuy ñaax Sénégalais yi ñuy bàyyi yenn saa yi di jéegaani di dem di jëndi feneen alors que artisan yaa ngi fi di def qualité bu gën a baax la ñuy jëndee feneen donc dañu ñëw tamit pour jàppale leen ci seen combat bi parce que dañu leen dig ay financement depuis Covid jotuñu ci. association artisan yi joxante woon rendez-vous ca place de la nation nag ñoom li ñuy sàkku nag mooy giseek njiitu réew mi ngir mun koo yeggee bépp njàmbat boo xam ne am nañ ko. payer googe jëm nag ci lii di ndimbal ñeel mbas mi loolu la artisan di laaj directeur bu cabinet bu ministère de l'artisanat nag ne dinañ leen fay loolee ci ay bés ñu dëgmal Daoud Wade Seck nag ne bërëb boobee sax ñu bëgg ngir ñu daal di leen defaat foofu maanaam recaser leen du yàgg dina pare. ñu dégg moom it Daouda Wade Seck ci téléphone beeg Mouhamed Diop. état du Sénégal mbas mi da ko laal comme ni mu laal réew yu bari waaye li mu koy laal yëpp ku ne seede na ne président de la république ak gouvernement am def nañ ci jéego yoo xam ne ni adduna bi yëpp ñoo koy rafetlu si boobu nag jàppal nañ secteur yëpp yi nga xam ne ni dañoo daanu ñoom it tam jàppal nañ leen mu amoon benn première phase bu génne waaye nag loo daanu dajalul suuf donc mu manqué mu am lu waroon a ñëwaat mu xaw a yéex tuuti parce que tam réew la boo xam ne nii lépp a jàmp mais incha allah rabi gouvernement bi le président de la république
le ministre des finances ak le ministre de l'artisanat et de la secteur informel ñu ngi jël nañ disposition yëpp pour que semaine bi di ñëw incha allah rabbi mu am ñoom lu ñu jotaat. léegi ñu yëkkati fi ñu leen di toxal ndax noppi na. ñooñu xam nga artisanat Sénégal problème yi ñu am bokk na si lu si ëpp mooy fu ñu nekk mécaniciens yi ñoo doxal et tout et depuis lors kenn mosu ko réglé mais il faut reconnaître à la vérité que le président de la République Macky Sall pour la première fois moom moo joxe ndigal pour que ñu seen benn ku nekk gannaaw jëm ñaar président de la République joxe na ndigal liggéey baa ngi dox normal et yaakaar naa ne lu yàgg it boobu soobu yàlla xëy dina far. ñeneen ñuy ñaxtu di syndicat bu boot ñii di baykat yi ci wàllu ci mbéyub dër ak tamit ñii di sàmmkat yi ñoom ca kaw daal ñu ngi daal di naqarlu jiw joo xam ne dañu jàpp ne baaxul dara te sax yenn ci ay opérateur ñoom ñoo leen ko jox ñu jàpp ne nag ñooñee dañ leen joxul benn respect warmaaluñ leen ndax daal bureau syndicat bu doon waxtaan dem ak watis ko xibaar daal jàpp ne tamit lii di joxeb jiw bi dafa daal di yéex lool ba tey ñu ngay xaar ñu ci ñag kii di njiitu réew mi ñu déglu kenn ci ñoom di Ibou Thiam moom moo yor lépp luy revendication di ñaxtu ci boobu le syndicat ci micro bi Ibrahima Diamé. lu waral tey jotaay bii mooy dañoo am jafe-jafe am déception ci réew mi am déception ci président bi nga xamante tey moom la yàlla jox réew mi ndax baykat bu toll ba waxtu wi asamaan si taw baykat bu toll ci waxtu wi asamaan si taw gisuñ engrais gisuñ matériel agricole jiw wi opérateur yi jox ñu baaxut dama ne dafa jot ñu wax ko te waxtu wii nag dama ne benn doomu engrais nekkul ci réew mi benn doomu engrais baykat gisul ko te mboq booy bay da ngaa war a gis engrais président bi di def tournée économique boobu nekkoon dafa yëkkati def ko ci engrais bi dama ne ndikoon réew mi dina dem ci kanam mais mu topp réew mi di dox di yëkkati alal ji di ko basat ne gologo toog ci jàpp bési dama ne loolu jaadul tey jaadul suba nañ seet réew mi lan moo koy doxal seet nuy régler réew mi ñun ñooy régler réew mi moom mooy régler réew mi opérateur yi tey gerte gi nga xam ne moom lañ jënd joxe ko tey état jënd ko jox war leen di jox xaalis dama ne xaalis boobu ñoom teguñ ko fi ñu ko war a teg ndax joxuñu gerte gu baax benn saako gerte nga génn ci 15 kilos suuf ci Njawara alkaali am na fi ci commune Gent kay benn saako gerte nga génn ci 10 kilos suuf baykat jaayu leen ko kooku nag opérateur bi nga xam ne tey moom moo ko def opérateur boobu 5 ans ba koy jëndal mu jënd suuf ñun jënduñ suuf tey jënduñ suuf suba kon nag bu ñuy joxati nañu jox lu baax joxuñu lu mat joxuñu lu baax. juróom-ñetti waxtu teg na juróom-ñeenti simili fii ci rajo Futurs Médias. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. ñu waxtaanee nag leneen di lu jëm ca bël ba ca Saint-Louis du ñàkk sax ngeen dal di fàttaliku ni mel mooy entreprise bërëm Chine bi ñu joxoon liggéey bi nag jëm ci dragage ak balisage daal bu boobulee bël bu Saint-Louis daal dañoo jël seen i bagages dem seen yoon ci weeru mars bi weesu la amoon. waaye nag du yàgg liggéey bi dina fa tàmbalewaat ndax marché bi dañ ko daldi jébbal ab entreprise bu jóge ca Belgique dina ak ay cadre ministre bu yor lii di napp mi di Alioune Ndoye jot tamit yëkkati ay cadre jëmale ko ci déggoo bi amoon ci wàllu napp diggante Sénégal ak Gambie ndax dañ ko daldi dakkal leeral la xaaj njogu jën gannaaw bi ñu dogee contrat bi doxoon digganteem ak entreprise Chine bi di CEC nguurug Sénégal tànn léegi société Belgique bi di demee ngir liggéey jëm ci brèche bu Ndar di bël ba nekk ca Ndar Alioune Ndoye mooy ministre bi ndenk napp gi. mën nañu wax ni yemb na parce que marché def nañ ko ba mu jaati procédure yëpp fi ma wax ak yow nii marché boobu signé nañ ko yóbbu nañ ko DCMP pour mu enregistrer ko bu ñuy weesoo loolu ordre de service bi moo ciy tegu pour que entreprise bi nga xam ne tey signé na marché boobu ak ñun mu mën a tàmbale liggéey bi. ban entreprise la. entreprise mu ngi tudd Demee di entreprise bu ma jugumul ci jógee daal foog naa ni entreprise belge la parce que xam nga major yooyu bëriwuñu ci àdduna bi moom laa doon wax la dernière fois entreprise boobu ci appel d'offre bi ñu génn bokkoon na ci. donc loolu la ñu xaatim te jàpp naa ni fii ak ay fan incha allah ñu mën a tàmbaliwaat liggéey boobu. wante nag moom jawriñ ji yor napp gi leeralul koppari ñaata la toll ci contrat boobu mu yokk ci tamit ne procédure bi ñeel wàllum yoon mi ngi wëy lu jëm nag ci meneenu mbir di li ay député yu Gambie sàkku ñu dakkal déggooy dox diggante Sénégal ak Gambie ci wàllum napp gi Alioune Ndoye indi na ci leeral. Gambie ab réew la donc seenu doxalinu réew la. waaye ci li may jàpp ci loo xam ne accord la entre ñaari réew ñun ci accord yi ñu am fi mooy wax ak yow ni dara soppeeku ci parce que accord yooyu dañuy wax jox ko nañ possibilité réew mu ne boo ko bëggee dakkal am na foo war a jaar te fi may wax ak yow nii loolu nga xam ne depuis 2017 lañ ko xaatim entre Sénégal ak Gambie dara soppeeku gu ci dinaa jokkoo régulièrement ak sama naataango waaye fi mu toll nii dara soppeekuwul ci suñu diggante. député yu Gambie yi daal di voté altine benn résolution ngi sàkku ci groupe Gambie mu daal di dakkal déggoo yi dox diggante Sénégal ak Gambie ci wàllum napp gi te ñu xaatim ko atum 2017 ndaxte nee nañu assemblée nationale mosu ñoo yëkk mbir moomu déggoo yooyu nag toll ci
ñaar téeméer ak juróom fukki licence yoo xamante ne dañ ko jox Sénégal mu jural Gambie lu toll ci 81 millions di juróom-ñett fukk ak benn million ci sunu xaalis atum 2017 ak léegi. El Hadj Ndiogou Diène fukki millions di ay passager wala sax ñi faxal di tukki fi ak 2035 loolay mbébétu bu AIBD aéroport bi nag daal dina signé ab convention ak ñii di waa agence sénégalaise buy taxaw daal ngir fexe ba jëmmal tourisme fii ci Sénégal ñaar ñooñee nag li ñu sax bëgg mooy fexe daal ba Sénégal doon jëmukaay ci wàllu woowu yi Abraham Paul Pouy. ngir fii ba atum 2035 ñu daal di am fukki millions passagers ci at bu ne aéroport international Blaise Diagne daal di signé ab convention digganteem ak agence sénégalaise bu promotion touristique Doudou Ka mooy njiitu AIBD. 3 axes essentiels qui sont là. convention bi ci ñetti poñ la bu ci njëkk mooy fexe ba nga xam ne dinañu lëkkale tourisme ak transport aérien beneen bi mooy defar ay jumtuwaay yi nga xam ne dafa jëm ci wàllum tourisme ci aéroport yi nga xam ne mu ngi fépp ci Sénégal beneen bi mooy fexe ba nga xam ne destination Sénégal dinañ ko defaral ab promotion waaye tamit taxawaay bi nga xam ne AIBD dinañ wone ni ci aéroport yu nekk ci réew ñu jege yëpp bokk nañu ci aéroport yu ëpp solo ëpp dayoo. aéroportuaire majeur de la sous-région. lëkkaloo boobu ci ñaari bërëbu liggéeyukaay yi dafa bokk rek ci fexe ba nga xam ni lii di wàllum tourisme ñu ñoŋal ko ci jamono ji nga xam ni mbas maa ngi wàññeeku Mahawa Diouf mooy directeur général ASPT. suñu ñaari bërëbu liggéeykaay yi jot na ñu booloo nekk benn ndax loolu taxawaay la bi nga xam ni dafay bokk ci lu yokk ci wàllum tourisme bi waaye tamit dina tax ba lépp li nga xam ne dafa jëm ci yokk dayoo aéroport bi pour loolu nag dinañ ci boole suñu doole boole ci suñu koppar. convention bi nag société bii di LAS moom moo koy jëmmal ndax société boobu moo yor lépp lu jëm ci wàllum exploitation ci AIBD ñoom sax ñu ngi xamle ni jël nañu ay matuwaay ngir li ni mel. RFM Mbour Abdourahmane Diallo. mu ngoog mu nekkoon Abdourahmane Diallo suñu ndaw foofee ca Mbour ñu waxtaanee nawet gi ca banlieue bu Ndakaaru Malick Gakou nag dafa waat sax ne ñii di askan wi ci yooyu lee gox dinañu dundal lu gën a metti liñ dundoon daaw ci wàllu mbënn mi moom mi jiite grand parti nag dafa jàpp ne daal lii di boobule jafe-jafe daal ni ci nguur gi taxawee dara baaxu ci mu sax wax ne dañoo waxul dëgg askan wi bu dee dañoo wax nañ daal dañoo daal di dépenser lu toll ci juróomi téeméeri milliards ci suñuy koppar ngir xeex ni nu mel Malick Gakou nag yëkkati yooyu lee kàddu ci ab tournée bu mu doon amal ci yenn commune yi ci département yu Pikine ak Guédiawaye ñu déglu ko ak Ndongo Ka. ndaxte duñu bàyyi ba population yi nekk ci jaaxle ñuy daw ànd ak ñoom di wër dëkk bi ne dañuy régler problème inondation yi comme taw bi commencé na bala moo gën a bëri nañu ànd dugg ci biir askan bi fépp fu ñu jaar nag waxtaan nañu population yi lañ ñu wax mooy sonn nañu lañ ñu wax mooy lott nañu lañ ñu wax mooy ñu dimbali leen ñun ay doomu banlieue lañu mënuñu nag seetaan population yi di sonn te duñ leen jàppale yoruñu état nag jiitewuñu réew mi waaye lañu ci mën ci suñu doole bu neexee yàlla daañu ko dindi jox ko population yi sama techniciens yi noté nañu revendication banlieue bi yëpp bu ñu ñibbee daañu commencé liggéey ci incha allah daañu dellu si discrètement et efficacement jàppale population yi pour que lii nga xam ne nii mooy taw bi bañ leen a jaaxalati te loolu bu neexee yàlla 2024 bu ñu ma falee président de la République yaakaar naa ne Sénégal bi nga xam ne loolu actuellement nii ñun xalaatatuñu candidature Macky Sall wala candidature kenn li ñu xalaat mooy Malick Gakou. tàggat yaram da ci ànd ak Abdou Diouf Junior. jërë ngeen jëf ci déglu bi dal leen jàmm ci seen xibaaru tàggat yaram yi dañ koy door rek wàllu football match retard bi nga xam ne ñeel na ñaar fukkeelu bëccëg bi diggante AS Pikine ak CNEPS bu Thiès ci Ligue 1 bi la ñoom waa Pikine dañu ko ñàkk ñaari bal ci dara waa Thiès ñoo leen daanati gannaaw bi ñu defee li nu mel ci match aller bi foofee ca Alassane Djigo ñaari bal ci dara la woon itam terewul nag Pikine ba léegi mooy des di nekk ñaareelu place bi ci wàllu classement bu Ligue 1 bu Sénégal am ñeent fukki poñ ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa Tëngéej FC ñoo jiitu am 47 points Jaraaf moom dafa daan jàmbaar terewul nag jàmbaar ba léegi mooy des ci ñetteelu place bi am 39 points ci wàllu ligue amateur bi itam ñu ngi xaar vainqueur bi maanaam ki war a gagné final bi ñuy waajal dimanche ci national 1 bi diggante Oslo ak Walidaan lay doon ñaari équipe yi nag ñoom yéeg nañ ba noppi ci wàllu ligue 2 waaye faaw rek ñu daje ngir xam kan mooy nekk champion bu national 1 championnat bu national 2 ñoom tamit daañu ndar képp seeni mbir laata loolu nag daañu football ñaari demi-finale ci ajuma ji
18h su jotee tey jii ci ngoon ASCAS bu Louga ak AS Kolda lay doon su 20h jotee diggante HLM ak Don Bosco bu Tambacounda lay doon ñaari équipe yi nga xam ne ñoom ñooy gagné ci boobule jongante daañu ñoom yéeg ci national 1 waaye faaw rek ñoom tamit ñu jongante final ba xam kan mooy nekk champion bu national 2 bi nga xam ne itam boobule final ba léegi dimanche ja la ñu koy football ci wàllu euro bi tey ji la ñuy weli yëf yi ak quart de finale yi nga xam ne dafay door su 16h jotee diggante Suisse ak Espagne lay doon ca stade Krestovski ca Saint-Pétersbourg beneen jongante bi nga xam ne nag bu choc la ñu ngi koy xaar 19h diggante ñi nga xam ne ñoo di waa Belgique ak waa Italie ca Allianz Arena ca Munich ca Allemagne ci wàllu basketball ak Louga basket mi nga xam ne ay jouram dañoo mer ba futtu nekk jamono ñii ci grève lan moo waral joojule grève Abraham Paul Pouy ca Louga. jouru Louga basket club yi nekk ci grève ñoom ñetti fan a ngi entraîné wuñu lu ñuy ñaxtu mooy ñu fay leen ñaari weeru salaire yi nga xam ne club bi amel na leen ko ak ay prime yoo xam ne fayaguñ leen ko saison bi nag bii mooy ñaareelu grève jouru Louga basket club yi nag ginnaaw grève bu ñu amaloon ci weerub décembre boobu tamit lu ñu doon ñaxtu mooy ñaari weeru salaire ngir ñu fay leen ko ci ndorteelu saison bi nag président bu Louga basket club Jacques Ndiaye génnoon na di xamle ne club bi am na xaalis bu doy ngir mën a yor joueurs yi te def saison bu mucc ayib Louga basket club nag éliminé nañ ko ci championnat ci play-off yi waaye qualifié na coupe du Sénégal war a jongante demi-finale match yooyu nag programmé guñ ko ba léegi. mu nekkoon Abraham Paul Pouy Louga rajo Futur Média. andi basket ñoom tamit dañuy waajal tey ji seen final bi ci ajjuma ji diggante Pikine ak Plateau lay doon waaye ñoom li leen naqari bari na suñu sañoon ñu gëstu leen ci Mamastou Kane. and basket doon tàggat yaram boo xamante ni way laago yi ñoo koy amal ñoom ñi li di ñaawlu ñàkk jàppale gi nga xamante ni seetlu nañ ko ci autorité sportive yi Santé Sène Agne doon président fédération sénégalaise handi sport. wax dëgg yàlla su ñuy def un championnat ministère dina ci jàpp comité national olympique dina ci jàpp waaye su ñuy def championnat basket te amuloo recette au guichet amuloo subvention li nga am rek mooy ñu xameel la suñu final bii fu dee yàq sa bàmmeel su dul woon fondation du port autonome de Dakar mu ñaaw. andi sport di def ay jaloore yu doy waar bu ñu sukkandikoo ba tey ci seen président la koy wane rek moo di ñetti athlètes yi ñoom dinañ teewal Sénégal ci Jeux paralympiques yay am ca Tokyo. muy Youssoufa Diouf il est 5e mondial. il y a Sey du para-taekwondo. Kiné Ndiaye lanceuse de poids. 5 dernières éditions JAFAF yi ñun ñoo ko gagné. mayuñ leen sax dara. JAFAF moo doon regroupé quasiment tous les pays d'Afrique noire. championnat basket bii ñuy def nii. gëm naa ne ñun rek ñoo ko am ci Afrique. parce que dafa métti. yàlla ñuy dimbali depuis 25 ans ñu ngi koy def. ñoom way laago yi nag di ñaan peuple sénégalais bi ñu ñëw seetaan ci seen final bile. je lance un appel pour que nit ñi xam ne handisport ku ci investir sa image day yokk. moo tax ma ne société yi am RSE dañu ñoo jàpp ci handisport. may lancer appel aussi public bi. suba kenn du paas. Dakar Plateau nara jàkkaarloog Pikine and basket club mi nga xamante ni moo yor raaya gi ci ñaar fukkeel juróom édition finale championnat national basket en fauteuil roulant. jërëjëf Mame Astou Kane association thiessoise de tir et chasse ñu ngi wéyal fexe ba waa Thiès xam bu baax a baax boobu la discipline ñu bëgg ko itam te mën caa yëngu loolu moo tax maître Cheikh Yérim Thioub ak ñamu àndal amal li ñu dippee journée portes ouvertes ëllëg lay doon ci samedi yi ñu déglu ko ci ay leeral ci micro Ndeye Mour Sembène. dañuy organiser journée portes ouvertes dirigée par la fédération sénégalaise de tir et chasse le 3 juillet à partir de 10h jusqu'à 14h bi mooy quand même fexe quand même ñu am ay nouveaux talents de détecter ay nouveaux talents pour la population thiessoise donc loolooy bi donc nag il faut ngeen ñëw nombre yéen ñëpp lu ñu invité waa Thiès bu kenn des pour ngeen découvrir discipline bi muy tir compétition. kadduy maître Cheikh Yérim Thioub mooy tëj seen xibaaru tàggat yaram yi di leen gërëm ci teewlu bi ñu ànd ak jàmm. jërëjëf Abdou Diouf Junior xibaar ñel Tchad dañ ci ànd ak Anna Rocha. maa ngi leen di nuyu mbokk yi salon ndaje dellu si waat na mu di ay atelier waxtaan formation itam bu ñu jegleel journalistes yi yëngu ci wàllu secteur culturel bile formation lu jëm ci wàllu industrie musicale sénégalaise bi programme bi waa Goethe Institut ñoom ñoo ko taxawal daal dinañ ko door ni ki alarba ji weesu ca théâtre national Daniel Sorano Ndeye Mati
Dieng ngir yeneen i leeral. salon journalistique wala ndaje anam gi journaliste culturel yi di càmbare musique moom moo ko wundu Alioune Diop journaliste culturel la. ñuy boole session de formation 15 journalistes yoo xam ne dañ leen dajale nit former leen ci yenn information concernant la musique bu ñu paree ci weer wi que public bi beneen weer ñu boole journaliste loolu ñu dañ koy alterner. bu ñu sukkandikoo ci producteur bi di Ousmane Faye journaliste culturel yi dañu war a rek gën a xóotal seen i gëstu. journalistes yi seen rôle bu ñu war a ñoŋal la lii di ñëw muy la loi sur le statut de l'artiste et des professionnels de la culture bu ñu ko méngalee ak code de la presse dina am liggéey bu am solo boo xam ni dinañu ko mën a def ba nga xam ni yooyu ñu tuddee ay charte dinañ ko mën a tëgg pour mën a xam nag ku nekk fan mooy sa place ak naka la ñu mën a liggéeyee pour am un écosystème de la culture sain mais aussi viable économiquement. ay série de formation yoo xamante ne Goethe Institut daf leen ciy bunge Valéria Navatova. dinañ leen jàppale ci wàllu koppar waaye tamit ay cours de renforcement dinañ tànn ci ñoom sax lu tolloog ci fukk ak juróomi journaliste yoo xamante ne dañ leen di former ci wàllum culture ci wàllum musique. 15 journalistes. Théâtre national Daniel Sorano moo dalloo kon ubbi tekk salon journalistique bi nga xamante ne dinañ ko amal ci këru caada yu bëri fii ci Ndakaaru. Oumar Pène moom itam dellu siwaat na ci scène musicale bi juróom-ñeenti fan ci weeru juillet gi ñu nekk la fas yéene kon génnee albumam bu mujj. laata loolu nag semaine bu ne mu ngi ci génnee ay single Oumar Pène ñu déglu ko ci waxtaan gi mu sekk ak Ndate Diop. la ñoon togg mooy ñaari album